ba waar ca waar waaw réew mi yéen bàyyi leenoo njëriñ laa ngi ci suuf si def leen ni dem ba waar ca waar. asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi mbokk gambien yi yéen ñiy déglu rajo defaral suñu bopp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di jégalu nag bu baax ci enregistrement yi ñu njëkk a def mu mel ni son bi dafa suufe trop waa mbokk yi tey dañ leen indil information ci mbirum régularisation 2020 bi ñu koy wooyee sanatoria ngeen xam ne wax dëgg yàlla comme niñ ko waxee woon mbir mi mbokk yi du xam-xam mais xam la xam ni nga xam ne officiaux immigration yi nekk ci questura yi par rapport ak question yu bari yoo xam ne ñu ngi ko doon wax surtout nag ci mbirum permis de séjour temporaire bu recherche d'emploi bi nan lañ ci taxawee kon nag yàlla def nañu fi ñu toll nii jot nañ ci ay xibaar yu bari yu Viterbo ca Toscana Arezzo jot nañ ci Foggia waxoon naa leen ne jotoon nañ fi Bari jot nañ fi Milan jot nañ ci Rimini mbokk yi loolu lañ bëgg a ñëw faram-fàcce leen ko ndaxte wax dëgg yàlla doxalin bi loolu du lu bees ci ñun doxalin bi d'une région à une autre wala d'une ville à une autre day ute bu bëri mbokk rek xanaa rek ñu dellu léegi ci premier point bi mu nekk mbirum visa yi visa suñ mbokk ya nga xam ne dañoo bloqué Sénégal depuis le mois de février ndax mbirum Covid bi yàlla def na mbir mi bi mu amee immigré yu bari yu nekk ci Italie ñu ngi ci ñii dem nañ seen dëkk ñii tukki nañ ci beneen réew waaye nag ñu seetlu ci ñi nga xam ne dañoo am permis di soggiorno determinato mooy yu 1 an yi wala yu 2 ans yi am nañ ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla bi muy jeex daf leen fekk bitim réew loolu nag ñu ci gërëmee syndicat yu mag yi nekk fii ci Italie te wax dëgg yàlla ñetti syndicat yooyu maa ngi ko doon wax démb ci groupe gestion coronavirus buñ bokk ñetti syndicat yooyu mbokk yi lu immigré yi am fii ci réew mi ñoo ko xeex suma xel sax mu ngi dem ci syndicat biñ ci gën a ràññee muy CGL waaye ñetti syndicat yi mbokk yi CGL CISL ak UIL wax dëgg yàlla ñoom ca mois d'avril dañoo bindoon ca mois de mars sax foog naa dañoo bindoon ministre affaires étrangères di ko jàmbat immigré ya nga xam ne ña nga bitim réew mënuñ génn seen réew mënuñ ñëw Italie te seen séjour di jeex ñu def ci nag ñoom liggéey bu rafet te loolu comme ni ma koy faral di waxe du lu bees ndaxte wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ne mbirum permis de séjour su demee ci réew mi ba am bañ koy jox ay étranger permis de travail ñoom syndicat yi ñi ko xeex ca lañ bokk suñ ko jiituwul sax loolu nag histoire boo xam ne peut-être xale yi fi nekk xamuñ ko waaye wax dëgg yàlla xeex yu mag yi syndicat yi defal immigré yi kenn mënu leen fay ci loolu ñooñu donc ñoo xeex ba benn direction générale bu yore mbirum international foofu ci affaires étrangères te directeur bu tudd Vigani moo bind benn note tontu syndicat yi ne leen dinañ may bépp immigré bu am permis de séjour fii ci Italie tam fekk ko ci moment bi bitim réew dinañ leen may ñu yokk permis de séjour bi même su jeexee bitim réew dinañ ko yokk ba le 30 juin
mais ginnaaw gi dem nañ sax ba le 30 août note boobu mbokk yi yore nañ ko gis nañ ko yore nañ ko te du lu bees ñëpp nag yaakaaroon ci man mi la nekk Sénégal di ma ci kenn xamul nu mu toll waaye barki démb ñu gis benn note boo xam ne ñu ngi ko taf ca buntu ambassade ba am na sax ñu doon douter ne ay dóor la waaye nag note boobu su demee ba nekk ci page Facebook ambassade d'Italie mbokk yi loolu nekkatul ay dóor démb génn naa wax ji partage ko fii ci rajo defaral suñu bopp tey wax dëgg yàlla li ma ci jot ci numéro ci appel téléphonique ak WhatsApp kenn xamul ni mu toll ndax mbokk ya nekk Sénégal jaaxle fa nit yu bari la nag comme niñ koy waxee parce que bloqué bëgg a ñibbi Italie amoo avion bloqué fa ñu teg ci ne yow sa séjour su jeexee da ngay dem ca ambassade Italie demander fa visa loolu mbokk yi lu ko gën a métti amul waaye comme ni ñuy wax rek ñun ci rajo defaral suñu bopp ak ci yooni defaral suñu bopp lépp lu ñu am rek dañ koy jooytu dañ koy tasaare wax ko lu ñu métti ñàkkul ne dina ne toq ci noppi kilifa mu jël ci matuwaay yi ci mën noonu démb mbokk yi bind naa suñu ambassadeur bi nekk fii ci Italie waaye tamit bind naa affaires étrangères yónnee leen note boobu mu mel ni wax dëgg yàlla ak nit ñi ne mbëmb dem buntu ambassade d'Italie suñu mbokk yu bari ñu nga fa woon tey regroupé ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen wax ne wax dëgg yàlla ñun ak yéen ñoo bokk mbir mi am na loo xam ne demande visa d'entrée lu ko gën a métti ci ambassade visa simple rek dafa jafe sa kantuma nag visa d'entrée boo xam ne ambassade d'Italie pour mu jox la ko il faut mu caytu questura bi nga xam ne moo la joxoon séjour boobu te parfois questura yi seen liggéey day bëri ba nga xam ne duñ ko def priorité pour tontu ambassade yi ñaanaluñ kenn ngay ñib si Italie di demander visa de riingresso ñu koy tuddee visa de retour man laa koy tuddee ndaxte wax dëgg yàlla ñu ngi ko jagleloon ñi nga xam ne dañoo dem bitim réew seen permis de séjour réer en général ñooñu lañ ko doon jagleel kon nag mbokk yi yàlla def na tey wax dëgg yàlla am nañ ci ay leeral yu jógee Dakar parce que jeunes yu bari mbëbb nañ dem ca ambassade ba ñi tamit téléphoné nañ ambassade ba xibaar biñ ci mujjee am moo di ne ñoom waxuñ kuy jël vol direct ñëw Italie mais ñi ngi wax ñi nga xam ne dañuy jaar France wala Espagne maanaam transit ci beneen pays européen dëgg yàlla mu mel ni li ñuy wax fléchir seen position ambassade Italie fléchir na xanaa rek di fàttali ambassade Italie wax dëgg yàlla administration souveraine la parce que ñoom ñoo représenté la République italienne au Sénégal kon nag kenn mënu leen forcer dara suñ defee dara ci njëkk ak teranga dañuy àndandoor wane suñ jaaxle ñàkkul ne suñ ko déggee dinañ ci mën a indi saafara kon nag mbokk yi liñ ci mujj a dégg moo di ne nee nañ vol direct yi ñëw Italie jógee Sénégal mel ni vol spéciaux Air Italie ku ko jël bokkoo ci demande visa xibaar yi nag wax dëgg yàlla ña dem ca ambassade ba wax ak ñoom ñu ko jottali te wax dëgg yàlla bañ ko xayma nuru na lu crédible nee nañ ñi nga xam ne ñooy jaar yeneen pays Schengen ñoom la ñuy wax visa ndax am note ba nag nañ ko bindee dafa leeroon nañ moo tax defaral suñu bopp su taxawee ku ci nekk da nga war a yëngu ñàkkul ne autorité bi position ba mu jëloon mën na cee wàññi wala mu del ci ginnaaw
li ñu jaaxal mooy ambassade Italie pourquoi note boobu ñu génne ko ndax ne ca note boobu binduñ fenn yoon ne transit ci beneen pays Schengen ñoom kañ note bi lu ko gën a leer amul waaye nag nañ waxagum alhamdulilah ndaxte nag Union européenne lañ wax loolu moo ñu jaaxal te Union européenne wax dëgg yàlla Italie ca la bokk ca kàngaam ya la bokk te xam naa ne lettre boobu ministre affaires étrangères bind yónnee nañ ko pays européen yépp lu tax nag ñu bëgg rek ku transit France wala Espagne dañ lay exiger nga demander visa loolu mbokk yi lu doy waar la waaye nag nañ wax ne rek mbokk yi xibaar buñ mujj a jot mooy képp koo xam ne yaa ngi ñëw Italie te sa permis de séjour jeex ñu ngi lay digal loo mën a yore ci xaalis dagg billet direct Air Sénégal yi def ko ndaxte wax dëgg yàlla demander permis de séjour de rentrée de réingresso dara gënu ko métti kon nag mbokk yi loolu mooy xibaar biñ indi ci mbir moomu xanaa rek di leen wax ne wax dëgg yàlla bu leen sori ñu ngi ñëw mbokk yi indi yeneen xibaar ci mbirum permis de séjour yi ñu tuddee régularisation 2020 bu leen sori. waa mbokk yi yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp fii ci Milan il est actuellement minuit 2 minutes ñu ngi leen di nuyu di ñëw di indi ci mbirum régularisation bi comme ni leen ko diggee woon wax dëgg yàlla dañoo bëgg auditeurs yi fépp fuñ mën a nekk expérience pratique bi maanaam ni questura di doxalee mbirum demande de régularisation bi wala lu sportello per l'immigrazione yi nekk ci préfecture yi niñ koy doxalee wax dëgg yàlla ñu def ci connexion ak suñ mbokk yi comme niñ ko waxee ci njëlbeen mbokk yi nettali nañ fi li nga xam ne Questura de Milano doxee na ko te Questura de Milan wax dëgg yàlla ñoom li nga xam ne lañuy faral di laaj ci surtout nag suñ doom yeeg suñ rekk yi nga xam ne ñu ngi demander permis de séjour temporaire yooyu te ñoom ñu musoon permis de séjour te ñoom ñu dugaloon loolu ñuy wax demande d'asile Questura de Milan mbokk yi li muy pratiquer mooy demander képp koo xam ne nekk nga ci condition yooyu te yàlla def nga musoon liggéey avant le 31 octobre ñu bamtuwaat ko parce que itam damay wax ba pare nit ñi ñëwaat di ma waxaat leneen loo xam ne waxuma ko looloo tax ma ne ñu bamtuwaat ko mbokk yi parce que ci mbirum permis de séjour temporaire de 6 mois yi lay wax ñooñu nga xam ne ku am condition yi liñ firnde ku ko am da nga mën demander permis de séjour 6 mois te doo am employeur ñu koy wax datore ci loi bi moo nekk deuxième canal ñu koy tuddee coma 2 ngir yàlla bu leen ko jaxasee ak coma 1 moom moo laaj nga am employeur di datore di lavoro ba noppi moom employeur datore di lavoro bi fayal la 500 € de frais de procédure mbokk yi li may wax nii ci njëlbeen mu ngi concerné uniquement ñi nga xam ne ñoo demandé woon permis de séjour 6 mois pour dem uti liggéey te mandar gi mooy na fekk avant le 31 octobre nga doon liggéey ci mbirum tool wala mbirum kër te nga am lu ko firnde lu mel ni contrat de travail wala bulletin de paie ñaareel bi mbokk yi na fekk sa permis de séjour boo mun a am mu ngi jeex ab diggante le 31 octobre ak léegi te musoo ko demander ñu renouveler te musoo ko renouveler musoo ko convertir mbokk yi li ëpp ci xeet googu
ñu mën a demander permis de séjour boobu li ci ëpp mu ngi concerné woon ñii ñuy wax demandeur d'asile muy am xale sénégalais yu bëri yu ci bokk mu am xale gambien yu bëri yu ci bokk disons rek mu am ay xale africain yu bëri yu ci nekk ci situation boobu yàlla def na mbir mi bi mu ubbee depuis le 1er juin ñu bëri amoon nañ yéene ak yaakaar ne booy loi boobu ñu ngi ko jagleel demandeur d'asile yi nga xam ne duñ fi nekk di uti employeur ndaxte wax dëgg yàlla mën nga déposer dem soo déposer ba pare ci 6 mois yi lañ la laaj nga wut employeur waaye nag employeur uniquement dans le secteur agricole ak dans le secteur domestique waaye le 19 juin dernier ministère de l'intérieur génnee benn circulaire ne demandeur d'asile yi mënuñ cee déposer parce que dañoo am procédure de demande protection internationale te demande de protection internationale mbokk yi ku ko am nekkatoo régulier fii ci dëkk bi mu indi nag njaxte bu bëri jaxasoo bu bëri mbokk yi ci ñi nga xam ne dugaloon nañ ba pare waaye nag comme ni ñu waxee te yàgg naa ko wax di wax nit ñi tey leen def leen ndànk tey leen pour xam questura yi ak ministère de l'intérieur nan lañ koy doxale cas biñ ci njëkk a dem nettali bërki dem mbokk yi mooy suñ mbokk ma nekk Bari dem questura de Bari moom doon na liggéey ci tool mu ngi liggéey ci tool actuellement dugal permis de séjour temporaire pour 6 mois boobu ñu boccaare ko maanaam ñu bañal ko ndaxte nee nañ ko permis de séjour bi maa ngi wax encore une fois permis de séjour temporaire laay waxuma permis de séjour pour travail boo xam ne da ngay am employeur bi maa ngi wax permis de séjour bi nga xam ne 130 euros ngay fay jaar poste de leen déglu bu baax nag parce que nag bëgguma keneen di yeewu suba naan ma man dugal naa ak suma datore de lavoro waaye comprendre ma lu tax nga naan dañoo war a bàyyi suñu liggéey maa ngi wax bu baax ma dellu si waat mbokk yi maa ngi wax permis de séjour temporaire ñu ngi ko tuddee permis de séjour pour la recherche d'emploi donc mbokk yi ku koy wax dëgg yàlla waroo am liggéey ba pare naan damay recherche emploi logique mbokk ma nekk Bari donc looloo tax ñu bloqué demande am mbokk yi Milan am na ñu fa dem tamit ñu ne leen il faut nga ut hospitalité il faut aussi nga renoncer sa demande de protection internationale lii lu gis la Milan mbokk yi Genoa tamit loolu la ñuy laaj Viterbo wax dëgg yàlla laajuñ loolu waxuñ ko dañoo jël xale yi seen loxo ne leen dem leen toog dinañ leen pour ngeen retirer seen permis de séjour Milan ci boppam wax dëgg yàlla am na xale bu fa dem yàlla def na xale boobu déposé na mais musul dem commission mais ba mu demee dañ na ko wax que renoncer sa demande internationale mu renoncer ko yàlla def na doon liggéey ci tool avant le 31 octobre te permis de séjour mu nga jeex après le 31 octobre questura bu Milano jox na ko permis de séjour 6 mois ba ñu wax ko fi ñu jàngee ci dara rek tey tamit am na mbokk mu dem Arezzo questura bu Arezzo moom it yónnee na ma këyit bi questura Arezzo tontu ko ne ko yéen nekku leen ci damay résumé rek yow en tant que demandeur d'asile nekkoo irrégulier ci Italie kon nag mënoo demander ci permis de séjour 6 mois demal nga demander la régularisation avec employeur
dégg nañ ci aussi mbokk yi Fodja am na ay xale yi sénégalais yi fa dem tey ànd ak yeneen xeet yu mel ni marocain ñu dem tamit déposé xale bi fa demoon te ñu demoon tamit déggante ak moom wax dëgg yàlla ni ma nettalee lu gaaw la teg nañ loxo te waxuñ leen benn yoon renoncer leen seen asile politique jël nañ kayit yi wane ne mës nañ liggéey ci tool teg seen loxo na leen dinañ leen jox rendez-vous na ngeen ñëw dinañ leen jox rendez-vous pour ngeen ñëw retirer seen permis de séjour xanaa rek li may ñaan xale yooyu te loolu laa leen wax nañ fexe Kestura bu Fodja lett leen wala mu firi leen balaay sanatoria bi di tëj maanaam le 15 août avant le 15 août nañ def tous les moyens pour ñu xam seen demande boobu nee nañ ma sax ñoom en général Kestura de Fodja permesso di soggiorno yu këyit yi maximum 15 jours soo ko defee danga ko jot kon nag ñu leen di ñaanal tamit loolu mu yokku parce que ñoom waxuñ leen benn yoon renoncer leen seen protection internationale te wax dëgg yàlla laajuñ leen tamit mbirum hospitalité laajuñ leen ko te loolu gis ngeen ne Milan da koy laajte kon nag lii day wane différence bi Kestura de Bergamo wax dëgg yàlla te suñ xarit Mamadou Tall di fa liggéey dégg nañ ne ñoom demandeur asile bu ñëw di demander ci permis de séjour 6 mois yi dañ koy refuser yii yëpp nag mbokk yi wax dëgg yàlla luy évoluer la luy changer loolu tax ma doon wax ne mbirum immigration xam ni Kestura yi di doxalee looloo ci ëpp importance te loolu du xam la expérience xam du xam-xam du looy jàng ci téere du looy jàng ci l'école da ngay dégg waxtaan ubbi sa nopp bu baax di am ñooy jokkalanteel wax dëgg yàlla pour nga am ci lu leer kon nag mbokk yi defaral suñu bopp nii la xale yi fu ñu mën a nekk expérience bu ngeen gis Kestura yi di ko doxal wax dëgg yàlla oote leen wala ngeen yónnee ñu documents yi fii ci rajo defaral suñu bopp ndaxte wax dëgg yàlla defaral suñu bopp mu ngi commencé ci ñuy jokkalante gan lañ ci réew mi xam gox gu nekk ni ñuy doxalee loolu mbokk yi loolu mooy intégration te loolu wax dëgg yàlla suñu réew wax nañ ko nee nañ soo demee ci réew ñuy doxee benn tànk doxeel benn tànk ñuy doxee ñaari tànk doxal ak ñaari tànk suñuy dox ak juróomi tànk doxal ak juróomi tànk mbokk yi wax dëgg yàlla gis ngeen différence bi kon nag dañuy éviter nit ñi naan leen def leen lii ndaxte mën nga ko wax nit mu nekk ca sud ba te jigu ko alors que ka nekk ca est ba jig na ko kon nag ñuy rassembler information yooyu loolu mooy mbirum politique mbirum immigration parce que immigration pratique la pratique bañ nañ ko pratica la koy italien di waxee pratique ni nga koy pratiquer au jour le jour parce que dafa nekk secteur boo xam ne wax dëgg yàlla lu woon mënoon yomb la waaye nag réew yi ci nekk politique dugal ci loxoom bu bëree bëri moo indi jaxasoo bi dafa mel ni rek ci misaal mbokk yi te ci loolu laay terminer dafa mel ni gouvernement Italie da doon te wax dëgg yàlla mënu ko wax ndax su ko waxoon mu ñaaw dafa mel ni dafa bëgg a wax xale yi nga xam ne demandeur d'asile bàyyi leen seen demandeur d'asile bi ñu door leen may lii di permis de séjour temporaire loolu lay niru waaye wax dëgg yàlla mënu ko wax parce que waxee mu ñaaw parce que coono biñ def ak xaalis biñ def ci mbirum asile demandeur d'asile yi xaalis bi ñuy fay centro d'accoglienza xaalis bi ñuy fay avocat yi loolu gouvernement bi su ko waxee wax dëgg yàlla day ndóol day nul ndaxte dina am ñu bëri surtout nag boroom xam-xam yi yëngu ci mbirum loi boroom xam-xam yi yëngu ci mbirum social
syndicat yi dinañ dal ci kawam maanaam loolu mais nag daf ko sànni ni ne demandeur d'asile yi mënuñ bokk ci ni nga koy waxati ci permis de séjour 6 mois waaye gis ngeen ni ko kesturaay di ko doxale bu Milan soo renoncé 6 mois ñu jox la permis de séjour soo renoncé sa asile dañ la koy laaj sax bind ko ci këyit soo renoncé sa asile te yàlla def nga musu liggéey ci tool avant le 31 octobre 2019 te wax wii ñu nekk liggéeyoo amoo contrat en cours dafa mel ni pexe bi Milan wax dëgg yàlla noonu la ñuy doxalee parce que moom moo ci njëkk a livré lu ñu leer ndaxte permis de séjour boobu jot nañ ko ci suñu WhatsApp ba gis ko ba nga xam ne dafa mandarga ñu bind ci ricerca lavoro emersione 2020 luñ teg suñ bët la mbokk yi kon nag lii mooy mbir mi di wax rek wax dëgg yàlla fii ñu toll mënuñu wax kenn defal nii xanaa li may wax nit ñi rek man li may digal nit ñi te loolu suma xalaati bopp la te suma xalaatu bopp du téere moo di ne xale yi fi nekk su leen yàlla mayee possibilité ñu am employeur bu d'accord ak ñoom agricole wala domestique nañ déposer ci foofu parce que foofu moo gën a leer waaye nag ñëpp xam nañ difficulté bi nekk ci déposer am employeur gis nañ difficulté bi pour trouver ko parce que borom tool yi niñ koy waxee ci italien non li frega niente mooy intéressé wu leen te wax dëgg yàlla mbirum domestique ci dëkk yi la bëree ci dëkk yu mag yi d'ailleurs sax dinañ ñëw ci prochaine émission wax ñaata nit ñoo demandé gum permis de séjour ci loi bi ak ñaata la domestique tollu domestique presque téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yëpp ci mbirum domestique la nekk loolu moom xibaar buñ jot la te mu ngi ci site ministère de l'intérieur kon nag li may digal xale yi rek donc mooy ku ci mën a am employeur nga gaaw uti ko su yàlla defee nga am mandarga yii amoon séjour bu jeex après le 31 octobre su yàlla defee wax dëgg yàlla musoo nekk demandeur d'asile war nga ci mën déposer rapidement su fekkee ne demandeur d'asile la caytul xoolal ni questura yi leen jege wala yu nekk fu gën sori di pratiquer am ouverture su boobaa mbokk yi nga jéem a xool su amul lii am lële te yàlla def nga am condition yi wax dëgg yàlla na ngeen ci mën déposer parce que suñu yéene moo di ne balaay le 15 août le maximum de jeunes sénégalais déposé kon nag mbokk yi lii mooy mbir mi di ci wax ne xool leen patronato yi xool leen ñi yore syndicato yi ñu ngeen ci xam ñu leen di mën caytul di leen digal ndaxte mbir mi waxtaa ko ci njëlbeen consultance muy consulente daf cee baax ku lay xoolal kayit yu caytu ko parce que nag kenn xamul lépp mais su ko caytoo ak ku ci nekk soo ko caytoo am demande xam ni questura yi di doxee da nga xam nooy tojee sa bopp janax mbokk yi damay jeexal rek di wax ne wax dëgg yàlla beneen canal bi mooy mbirum lavoro domestique wala agricole te comme ni ma ko waxee lavoro domestique bëri ci lool suñ mbokk yu bëri di jël ay nit ñu leen di mbokk sénégalais yu bëri te am condition yi te ñëw di jël ay nit ci seen kër te du lu bees wax dëgg yàlla damay digal mbokk yooyu nekk ay datore di lavoro parce que gis naa ci tey mbir mu doy waar koo xam ne mu ngi régulariser woon nit depuis 2009 ñu nekk 2020 musul tëj contrat boobu IMS continuer di yónnee ay bolletino te wax dëgg yàlla demul tëj ko te demul fay kooku wax dëgg yàlla def na demande de régularisation pour un autre jeune waaye wax dëgg yàlla li ma koy digal rek ñàkkul ne xale bi may indil mbër mi tey mu may déglu
li ma koy digal mooy mu dem IMS pour jéem a systématiser position kon nag yéen ñiy déposer xale yi caytu leen seen relation ak IMS fu mu toll surtout nag loolu ñuy wax datore lavoro domestico caytu leen ko bu baax balaa ngeen di fonne lépp baax na dem ba ci biir IMS di leen oot mbokk yi liñ ci mën a wax bëri na xam naa ne dina ñëw suba mottali ko di leen ñaanal jàmm mbokk yi fii ci rajo defaral suñu bopp te yal na yàlla def jàmm xale yépp am këyit ci jàmm salaam ñu ngi leen di nuyu mbokk yi di leen jox rendez-vous suba ci waxtu wi jërëjëf. Wow.